Diaspo Actu. Vous écoutez Diaspo Actu. asalaamaaleykum mbokk auditeur Diaspo Actu yi ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay. tey nag dañoo dellusiwaatoon ci dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko fas yéene lay indil ay firnde nekk justice ci classé dossier bi la jëm li ko sabab nag mu ngi nii. pour mbiri gën a leer damay tàmbalee ci kaawu capitaine Touré ndax jamono yee passé kenn umpalewul ne dañ ko jële woon ci liggéeykaayam maanaam gendarmerie bi nga xam ne foofu la nekkoon di fa servir di fa def liggéey gu mucc ayib waaye nee nañu dafa am këyit yu nga xam ne dafa jékki-jékki feeñ ci li ñuy wax réseaux sociaux yi muy PV yi nga xam ne dafa doon wax ci mbiru Adji Sarr bi mu eggee gendarmerie këyit yu mu fa indi li mu fa wax lañ ko laaj ña ca bokkoon ak li mu fa nettali yëpp doon nekkoon ci këyit yooyee bi gendarmerie déggee loolu daal di dem xool li nga xam ne moo tasaaroo woon ci réew mi daal di koy comparé ak li nga xam ne moom la yoroon ci ay dossier gis na ne benn la loolu moo tax ñu ne lii kat doy na waar lii wartoon génn nañu feexe bon xam kan moo génne kayit yi bu ñu defee seeni l'enquête si la ñu jàpp ne capitaine Touré boobu moo ko def maanaam moo génne kayit yi kon kayit génn na moo ko def am defu ko waaye li wër mooy que ca la ñu def noonu maanaam la fait que dàq nañ ko ci acte yooyu ñu posé noonu loolu mooy firnde ne que kon kayit yi nekk ci mbedd bi yi ñëpp yore mooy kayit yu baax yi maanaam copie wu dossier bi la wala bokk PV yi lii moo tax sangu-sang yi dafa daan di wax naan nit buñ la waxee lenn lu nga xam da la naqari wala bokk lu la bett bu fekkente ne da nga toogoon na nga tëdd waaye bu fekkente ne la fekkoon nga taxaw na nga toog loolu lu muy firndeer mooy que mag bu fekkee dañ laa fekk ci mbir li ci am solo buñ la ko waxee il faut nga àndax dal balaa ngay agir ndax ci acte boobu la ñu indee preuve bu leer ne que lii feeñ ci réseaux sociaux yi ak li nit ñi yore seeni biir téléphone copie wu PV bi la donc bu baax bi la parce que bu fekkente ne loolu amul rek kon mooy kon tooñ nañu capitaine Touré kon boobaa nañ ko réhabilité nañ ko jéggulu delloo ko ay gradam delloo ko ci liggéeyam bu pare jox ko ay ndàmpaay parce que loolu mooy firndeel ne ko kon dañ ko tooñ accusé ko bu pare nag condamné ko ràjjee ko ci la base de faux documents te yaakaaruma loolu kon bu fekkente ne avocat wu xale bu jigéen bi dafay wër plateau télévision yi di wax ne que PV yii nga xam ne moom la nit ñu yore bokkul ak bu baax bi kon boobaa xam nga ne kooku du ay waxu dëgg ndax ci acte bi comme ni ma la ko waxee la fait que condamné nañ ko ràjjee ko rek loolu mooy firnde bii di wol ne que kayit yu baax yi moo génn ndax bu fekkente du kayit yu baax yi ñoo génnoon kon boobaa di ngeen gis responsable gendarme di dina génn ne déedéet fii amuñu dara luñ fi wax kayit yi li ñuy wax fake news moo am mooy maanaam kayit yi ngeen di gis noonu bokkul ak li ne kon boobaa duñ doon condamné keneen waaye nag le fait que dem nañu jël lu toll ni benn kilifa lu mel ni benn capitaine daal di koy ràjjee par acte boobu la ñu justifié nag confirmé bu leer lu nga xam ne amul benn layam comme ni koy dàmboy di waxee ne kayit bi nit ñi yore moom mooy bu baax bi léegi puisque leer na ne léegi ñëpp yor nañu kayit gu baax gi damay bokk woo ñëpp ñu delluwaat liiraat kayit yooyu lan la ci xale bu jigéen bi wax xale bu jigéen bi ba muy dem ci gendarmerie dafa am kayit gu mu yóbbaale bu ñuy wax certificat médical maanaam dafa jaar kër docteur ñu saytu ko waaye ba mu ko saytoo dafa daal di xaatim ci lu leer nañ ne bis boobu mu ne dañoo egg ci moom maanaam bis boobu dafa jotewul ak benn góor ci li ñuy wax ci wàllum sëy maanaam sëyut ak kenn benn góor jegewu ko loolu kon leer na balaay wax siif fekk àgg am ci waaye nag moom benn góor sax jegewu ko daanaka ci lu jëmee ci mbirum sëy waaye bu mu eggee tamit gendarmerie ndem ñoom tam dañoo xarañ ndax tamit du ku nekk lañ fay teg
li mu fa wax daal di waroo ak li nga xam ne loolu la docteur bi nga xam ne moo ko saytu nii ci yàggul dara wax ci certificat médical bi. si la gendarme yi tamit daal di def li ñuy wax réquisition daal di dem jël xale bu jigéen googee yónnee ko ci beneen docteur ba nga xam ne da koy saytu pour am ci ay firnde yu leer. bañ fa jógee docteur googu ñu dem gisi daal di wax tamit li ni mel ne xale bu jigéen bi amul benn góor bu ko jege ci mbirum sëy maanaam kenn àggul ci moom moo xam ci lu ko neex wala ci lu ko naqari waaye dafa sequt ak benn góor. kon muy doon ñaari kàddu yu nga xam ne ñaari professionnel ñoo ko wax te ñooñu seeni liggéey la ñuy def te mën ko loolu ay scientifique lañu. ndax ku ci amoon sa jabar tamit boo demoon yóbbu ko ci docteur yooyu dina la wax ndax ëmb na wala ëmbul te bu ëmbee tamit depuis kañ la ëmb. maanaam ñooñu caaxaan taxu leen jug seeni liggéey lañ def dañ koo jàng ay docteur lañu. kon mu mel ni xale bu jigéen bi weet na ci li muy wax ndax moom rek a ko wax waaye docteur bi nga xam ne moom mi ci waxam moo demoon seeti ko sax ba indi ay kayitam sax docteur boobu daa weddi li mu wax moom. dolli ci mu ne moom ab jànq la woon que ci si waa ji si lay doogee xam góor docteur yi ba tey daal di weddi li ni mel nii moom ba mu néewtali jànq mën nañu jàpp ne yàgg na donte dañ koy suturaal ndax jigéen la. kon ba léegi ay kàddoom di woroo ak kàddu docteur yi mu doon lu kéemaane kon loolu tee na xel. ci loolee ba ñu jébbalee dossier bi ki ñu naan procureur ba bi mu xoolee loolu waroon na mën a xam nag wax dëgg yàlla ne am na preuve ndax tamit ci mbir lu mel nii maanaam mbirum siif te fekk amul benn témoin ndax ca néeg googu mu wax ne fa la ko doon maase kenn newu fa woon ku dul ñoom ñaar amuloon benn seede kon li nga xam ne moom ci loolu rek la ñu mën a sukkandiku mooy la preuve scientifique mooy li nga xam ne loolu la docteur yi wax te docteur yi li ñu wax dafa leer neng amul dara luñ ci layam-layami mooy xale bu jigéen bi amul benn góor gu mu seqal amul kenn ku àgg ci moom bañ fay mën a wax ay mbirum siif wala déet. léegi nag procureur bi au lieu que mu gis na ne que lii am na lu ci lënt ba woo xale bu jigéen bi ne ko yow la nga wax nii ak li nga xam ne nekk docteur yi nga xam ne duñ ay caaxaankat ndax kenn ki dëgg la yaa ko dama seetal sa bopp te kooku d'accordul ak la nga wax ki nga xam ne ñun mii gendarmerie bii ñoo ko daal di réquisitionné yóbbale ci ñoom mu saytu la amul dara lu mu gis tamit yow est-ce que yaa ngi may wax dëgg. surtout que enquêteur ba nga koy wax procureur bi ci commentaire bi ni ko diw di ñëwoon na di porter plainte waaye ay kàddoom dafa am lu bari lu ci woroo ndax kuy waxal yàlla rek nit ku demoon tey police ne diw daa sàcc sama portable policier bi ne ko lan mooy numéro portable bi mu daal di koy jox policier bi woote ci numéro bi di sonné ci kii taxaw naan dañ koo sàcc portable am lan mooy boobaa yoon mooy policier bi dina ko naan mais sa portable mu ngi sonné ci yow kon yow li nga wax dañ koo sàcc ci yow jógewu fi mu ngi wax yow kon nag jógal nga dem sa yoon te nga baalu ki nga xam ne moom nga ne da la sàcc ndax portable baa ngi neex yow kon nag dafa am lu nga xam ne que dafa yeenwul maanaa dem na ba nga xam ne ñu ngi bëgg forcer sénégalais yi sax di gëm di indi ay lënt-lënt seen biir xel am na ci beneen femme sax gu ndaw nga xam ne moom daanaka dara mel ni xeetu kuti yooyu maanaam ay xeetu kuus yooyu bari wax nii rek nee na day def ay live taxaw di naan sénégalais yi mais yeewu leen mel ni ay sénégalais yi ay dof lañu di leen di traité de dof te fàtte liimaale boppam ndax moom fii la cosaanoo fii la yeroo te lu mu xam fii la ko xamee maanaam kuy liim ay dof na ci boole boppam ndax ku nga xam ne dofa la yer yaakaar na booy liim dof yi bu fekkee na nga ci génne sa bopp de yaakaar na yaa gën a dof ndax nag moom wax dëgg ku dof yer munoo wér de kon nag soit dañuy ànd dofandoo ñun ñëpp wala boog ñu àndandoo wéerandoo ñun ñëpp
loolu nag moo waral li fi xewoon ci mois de mars bi ndax sénégalais yi yeewu nañu sénégalais yi bi ñu yeewoo du tey xam ne ni que lii nii lu leer lu ne fàng la xale bu jigéen bi kenn àggul ci moom ñu naa deet daal il faut que daal Ousmane Sonko rek ñu daal di koy takkal par A ou par B te alors que tey lii dara gënu ko leer nekk xale bu jigéen bi kenn àggut ci moom te dara jotu ko moom nag ndéem dañ koo joué rôle rek dem na sax ba di wax ne que Ousmane Sonko ñaari fetal la yoroon di ko menacé waaw xanaa léegi Ousmane Sonko daa am ñeenti loxo parce que bu fekkente ne loxo bu ci nekk mu ngi ci téye benn fetal kon bokk naka lay mën a defee li nga xam ne moom lañ koy jiiñ kon ngeen xam ne waxu dof la waaye ñoom bu ñu demee ba ci biir gis nañu wax googu demul moo tax bi ñu defee seen point de presse bi nga gis que Adji Sarr googu di insister nan moom menacé wu ma woon ak ñaari pistolet de kon bokk delluwaat na ci li nga xam ne loolu la wax ci biir PV yi dem la ngeen xool ne waa léegi sax man moom waxatuma sax ay affaire viol waaye na wax ne ndax man ak moom musuñu seq donc li ci graaw mooy que jéem na affaire viol bi gis na ne du dox waaye léegi est-ce que mus nañu seq waaye léegi Adji Sarr daa yëpp waa Sénégal daa yëpp waa gendarmerie daa yëpp justice bi daa yëpp médecin yi ba war a mën a ñëw toog dem def lu muy monter yëpp daal di dem ba ci médecin yaakaaroon ne médecin bi dina ko bindal lu waroo ak li nga xam ne dëgg la daal di koy dem ci gendarme yi yaakaar ne bu eggee ci gendarme yi ay dof lañu ba war nañ ko mën a topp ci li nga xam loolu la bëgg a teg yaakaar na ne procureur bi ab dof la bu nga xam ne war na ko mën a topp ci li mu bëgg te li muy wax amul dara lu ci am cohérence te nag li ci gën a graaw mooy que ndeysaan damay xalaat femmes yi nga xam ne dëggantaan dool daf leen dal ndax bu ñu xoolee au bout de quelques mois rek te nee na moom affaire bi yàgg nañ ko def waa kon kooku ku nga xam ne yàgg nañ ko def kooku ban est-ce que war na mën a nekk bien comme ni mu koy waxee parce que ñu koy laaj yow ça ne va pas mu ne non elle va très bien yaakaar naa ne ku ñu violé moom tu ne vas pas bien loo ko mënti bëgg moom tu ne peux pas aller bien wax dëgg yàlla waaye nag dafa am pour vous dire ne rek ne que complot bu doy waar la ndax docteur yi amul fenn fu ñu waxee nekk xale bu jigéen bi daa ëmb et pourtant xale bu jigéen bi indi na benn test wal ko waa kër gi mu doon liggéeyal nii leen daa ëmb léegi nag dafa war a baax sax xaw ma ndax avocat Sonko yi dinañ ko def wala bokk bu ñu wooyee xale bu jigéen bi laaj ko bokk na ci question yi ñu ko war a laaj te man gisuma ko ci PV bi te loolu moo ci xaw a dommage mooy que ban xale bu jigéen la ñu defal test ba test boobu positif parce que am na benn xale bu jigéen bu ëmb ci xam naa ci ñiy teg plan bi bu nga xam ne moom la ñu defal test ndax test yooyu pour mu positif faw nit ki ëmb te du Adji Sarr moo ëmboon kon xale bu jigéen boobu kan la war nañ ko mën a xam ndax ci complot bi la bokk ndax dañ koo fay wala bokk nu mu fa demee loolu justice war na def liggéeyam ci boor boobu beneen bi mooy Babacar Touré dafa daal di gësam xorondom bi maanaam li tubaab bi di wax donner un coup de pied dans la fourmilière bu xorondom boo koy fëggasee boo ko gësamee melentaan yi dañuy daal di génn ku ne daw di jéem a xool noo ciy génnee looloo xew ci sortem bi maanaam bi mu waxee ne que ñoom déggootuñu seen mbir que Adji Sarr dafa sonn ci mbir mi il fallait que ñu génn parce que laal na benn point bu sensible il fallait que ñoom ñu génn am lu ñu teg ci loxoy nit ñi pour ñu mën a wax ne que Babacar Touré lu mu wax de du dëgg waaye nag fekk boobu yàlla suñu borom nattul na leen fa ndax foofu la ñu feeñalee mbir mi yépp li moo tax
sang yi dafa doon wax ne nit buñ la waxee lu nga xam ne daf la xaw a jaaxal bu fekkee ne la fekkoon nga taxaw na nga toog bu fekkee ne nga toogoon na nga tëdd ndax mag du fecc ci caaxaan buñ la gësamee tuuti da nga war a téy balaa ngay agir la ko mooy rek mooy da ngay def musiba te looloo leen dal te surtout nag cas bu mel ni nga xam ne yàlla du àndax fenkat ñoom bii Françoise Hélène Gaye di def live am ba Adji Sarr daal di woote dañ fa feeñe lu bëri ma tojal leen yax bi Françoise di wax Adji Sarr da ko nii waa sax jot naa maître sànq kon juste avant live bi mu ne ko jot naa maître mu ngi woon sa kër tey daf la seet si woon kon fan la maître nekkoon kër Adji Sarr dégg ngeen de donc concertation avant live bi maître fan la nekkoon kër Adji Sarr du samay kaddu Françoise Hélène Gaye la parce que boobu mu ngi bëgg justifier ne que ñoom ils sont toujours en contact waaye tam en même temps li ñu wax ku wax feeñ mu ngi dévoiler scénario bi nga xam ne moom la ñu tegoon il était question que ñu def live mais live boobu dañ ko waroon superviser parce que maître El Hadj Diouf mooy superviser loolu yëpp donc il fallait que concertation am avant live bi ñu tegal gëmloo nit ñi ne que ñoom ñu ngi toujours en contact te fekk ba ñuy wax loolu ñu ngi feeñal seen bopp nekk même scénario bi nga xam ne moom la ñu tegoon bele yoon ba ñuy def seen genre point de presse boobu que la ñu tegaat waaye nag bi yoon maître El Hadj Diouf waruloon feeñ waaye nag Françoise Hélène Gaye moo ko feeñal parce que moo wax ne jot naa maître sànq mu ngi woon sa kër léegi nag mbir mi mooy que lu tax waruñu woon feeñ foofu lu doy waar ma fa am ndax bele yoon bi ñu feeñee ba maître El Hadj Diouf taxaw nii ci wetu Adji Sarr finalement dañ dem ba nekk li ñuy wax la risée dem nekk ci TikTok yi xale yi nekk di leen caaxaane dem na ba nga xam ne yére Adji Sarr boobu sax ku ko sol ci mbedd bi sa xel ci Adji Sarr la jëm ñoom ku caa jël ko fii gars yi def ay façon TikTok bu ne di ko tooñ loolu moo waral bi yoon et puis tamit ñi doon wax ne que Adji Sarr par rapport expression visage am na lu bëri lu ñu ci doon jàng Dame Mbodj def na ci jàngat gu am solo et puis tamit le fait que bu ñu daan poser yenn question yi maître El Hadj Diouf moo doon wax déedéet bul poser question bi wala lii bul ci tontu ak lépp donc moo doon superviser ba tey donc le fait que Adji Sarr feeñuloon te Françoise daal dina firndel ne maître El Hadj Diouf mu ngi woon kër Adji Sarr bi nga xam ne foofu la à partir de foofu la Adji Sarr doon woote kon mu nekkoon fa durant le live wala li wër ba wër mooy que avant live bi maître El Hadj Diouf mu ngi woon foofu donc mu indi nañ seen firnde ñoo indi seen preuve boppam wax feeñ kon li ñu waroon waxante leeral lañ ko seen biir calibré nañu en fait appel bi te tamit li ci gën a graaw sax mooy que Adji Sarr ba muy tontu nee na ko waaw xam jàppale ma ci question bi sax ndax xam nga ne lépp lu mu fi mënti wax rek ça peut se retourner contre moi kon nga xam ne kon Adji Sarr même buy wax elle ne parle pas de manière spontanée diw moo koy ne waxal lii kee ne ko waxal lee bul wax lii bul tontu lii ndax boo waxee lii mun na retourner wu contre yow li ciy neex nag ci genre audience yi bu amee bu dee nangu nañ ko audience mooy que bu Adji Sarr jàkkaarloo ak avocat Ousmane Sonko yi amul benn maître bu fay mën a wax naan ko déedéet bul tontu lii ak léet ndax objection yooyu nga xam ne moom lay bëgg di poser te fekk dafa war a mën a leeral dossier bi boobaa juge bi du bàyyi mu jàll. léegi nag gis nga lënt boobu ñiy jéem a teg ci kaw xel yi nit ñi te ci loolu ma xuus tamit gën a dem pour wal ne que lii rek ñoom dañ koy dundee seen fond de commerce la ñu ngi dundee Adji Sarr moo xam xawma lan la ci Adji Sarr am waaye ne ñoom de ñu ngi ciy gis seen bopp. Adji Sarr nee na Françoise Hélène Gaye ni ko lan mooy ay millions man de li ngay jot ci man waxul li ngay jot pour man de maanaam lu nga xam dañ ko koy jox pour mu jox ko Adji Sarr de
li ngay jot ci man de bu ma amoon ay millions sax yokkal la bu ko defee nag Françoise Hélène Gaye nekk foofu di jéem a jooyantu weddiwul nekk mu ngi jot xaalis ci mbirum Adji Sarr bi de parce que bu doon loolu da ko naan man de jotuma dara ci sa cas bi lépp lu may def de sama bopp ci sama xaalis bopp laa koy jëlee waxul loolu de waaye foofu yëpp parti boobu Adji Sarr di wax yëpp elle se tue maanaam dafa noppi parce que amul dara lu mu fay wax te Adji Sarr moo ko feeñal ne ko lépp lu nga xam ne yaa ngi koy jot ci sama mbir mi de man de bu ma amoon sax lu ma lay yokkal la ci du dëgg kon mu ngi jot te Adji Sarr yéene na mu lekk lu ëpp te mu ngi koy wax sax nan ko boo lekkee da nga war a lekk boo lekkee ci sama mbir mi da nga war a lekk dégg ngeen de fekk boobu góoru mbootaay baa ngi toog ci wetam ngoogu waaye ñoom ñu ngi xaweeku di bàyyeeku rek te fekk boobu xamuñu ne que ñu ngi feeñal seen bopp maanaam am na lu nga xam ne gis nga yàlla du ànd ak mukk ak fenkat ak loo mënti teg ak loo mën teg lu ne jàppal ne que dëgg rek mooy mujj léegi nag lii nag la gars yi bañoon ñu xam rapprochement yi la ku mel ni maître El Hadj Diouf bañoon gars yi xam loo tax keroog bi ñu koy invité ci plateau 2STV fekk avocat wu Ousmane Sonko yaa ngi laajte dossier bi mu ne ma yaakaaroon ne nekk ñoom dossier bu baax bi lañ yore ñii dañoo def bëgg dofloo nit ñi fi nga xam ne foofu la bëgg nax sénégalais yi di wax ne justice dafa sew droit dafa sew droit ak lu muy sew ñu ko fi jàng rek a fi ne naam du ñëpp ko jàng waaye tamit am na ñu ko fi jàng parce que tam yaakaar naa ne ba muy nekk université di ko fi jàng du moom rek moo nekkoon ci classe yi balaa mu koy jàng am na ñu ko doon jàng am na ñu ko jàngoon ndox moom te mu fa jógee am na ñu ko jàngee tamit kon bu ñu jéem a ndax kenn PV bi nga xam ne moo génne indil naa leen firnde ne sànq nekk bu baax bi la parce que ay preuve à l'appui moo ci nekk mooy li mu lay wax rek yëfu cuune la ñuy def PV bi baax na waaye nag bu leen fàtte nekk Adji Sarr auditionné nañ ko maanaam juge bi fi jugee yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana auditionné woon nañ ko léegi li nga xam ne moom lañ ko doon posé comme ay question ak li mu fa tontu loolu moo manqué ci dossier bi nga xam ne que moom la avocat wu Ousmane Sonko yi doon laajte ndax boobu bés buñ ko jotee dinañu gis tam yeneen i contradiction yu nekk ci biir waaye nag maître El Hadj Diouf xam nga fidèle à lui-même commencé nan juge bi moo war a apprécier ndax da koy joxe wala du ko joxe loolu du dëgg juge bi fi amul dara lu mu fay apprécier parce que dès l'instant bu nga xam ne am na plaignant maanaam ki nga xam ne moo wax dañ ko def lenn te ki nga xam ne moom la ñu viser xam nga parce que bu tànk mu ngi doon des x rek waaw mun nañu ne x de xamuñu ku mu doon ndax x moom lay wax alxam maanaam xamuñu ku mu doon waaye dès l'instant bu nga xam ne dañu accuser nit sàngam rek ba mu jaral ko ñu dindil ko malaanu kiiraayam ak lépp kooku war a ñëw défendre dafa doon droit am pour mu jot ci dossier waxuma ne nit ki ci boppam waaye ay avocat am foofu nag la mbir mi nekk mooy que ki ko demandé du Ousmane Sonko waaye ay avocat am parce que avocat yi seen bopp ñoom ils sont tenus par le secret de l'instruction ñoom waruñu ko fësal ci mbedd mi waruñu ci wax lenn yi tamit waaye nag lii seen droit mooy ñu yore dossier bi parce que ci base boobu la ñuy préparer ñoom seen défense loolay yoon justice dafa am lu koy symboliser mooy balance bi li ko tax a jóg mooy justesse kii di justice di justesse moo waral ki nga xam ne dañoo ne dafa def wala deful ak ku mu munti doon nga am wala nga ñàkk dañu naan tu as droit à un avocat parce que ku mu munti doon rek dañ la war a défendre te nag mun na ko nooy défendre lu nga xam ne xamoo lu ne ci biir loolu moo tax
bu fi benn juge ak ku mu munti doon ku hérité ci dossier bi bu fekkente dafa bañ joxe dossier bi avocat wu Ousmane Sonko yi maa ngay avertir sénégalais yi ñii bu ñu taal réew mi parce que bés bu nga xam ne jotuñu ko ba ñu audiencé ko ñu laajte ko joxuñu leen ko bés bu ñu nee du ñu dem ci procès ba ils seront dans leur bon droit parce que dafa am lu ñuy wax boobaa défaut de contradictoire waxuma défaut de contradiction de défaut de contradictoire ku ko xamul na nga dem gëstu ko pour indi ci ay firnde yu leer mooy li ñuy woowee jurisprudence ci droit na ngeen xool procès wu Sankara bi nga xam ne yàggul dara fii la am ci Burkina Faso Kampaware présenté wul bésu audience bi ay avocats yi tamit demuñu et c'était dans le bon droit donte ku ne xam nga li nga xam waaye nag puisque justice la ñu wax dañu war a respecter ay règles te li nga xam ne moom la ay avocats mu wax dañoo ne ñoom kenn joxu leen dossier bi waaw kenn joxu leen dossier bi donte dina am ñuy ruubee di wax naan non c'est parce que Kampaware léegi dafa changer nationalité léegi il est devenu ivoirien alors que Côte d'Ivoire du extrader ay ressortissants maanaam bu fekkee da nga doon ivoirien mënuñu la jël di la atte feneen ñoom du ñu nangu di génne seen ay ñi nga xam ne seen waa dëkk la di ko leen yóbbu feneen ngir ñu leen di juger donte loolu ci stratégie bi la bokkoon maanaam pour gën a bétonner ñoom seen taxawaay waaye nag moom li mu wax te ñu mun ko xool nangoole tamit donte mun nañ ci bañ a d'accord waaye nag droit am la mooy que dafa présenté wul ni moom ni ay avocat pour défaut de contradictoire parce que kenn joxu leen dossier ba tey avocat am mooy l'ancien bâtonnier du barreau de Paris maanaam kilifawu kullu magistrat bu nga xam ne yaa ngi ci barreau de Paris te yaakaar naa ne kookee maître El Hadj Diouf ak ay ñoñam tuuti nañu loolu te di ko jàngal droit wax dëgg-dëgg foofu nag waa camp wu Ousmane Sonko war a def très attention parce que bés bu ñu demee ba jébbal leen ko rek ñële ak li ñuy sañ yëpp atal nañu sax jéem a génne bon donte buñ ko génne tamit ce sera contre eux parce que li ci nekk yaakaar naa ne arrangé wu leen waaye atal nañ ko sax génne bu pare wax ne camp wu Ousmane Sonko ñoo ko génne boobaa pour jéem a leen yàqal kon boobaa il faudrait que ñu nekk nit yu vigilant par rapport ak loolu kon li fi nekk mooy lan léegi leer na ne affaire bi am na ñu ciy dundee leer na ne que PV yi nga xam ne moo génn ci mbedd mi bu baax la ndax radiation capitaine Touré moo koy prouvé leer na ne que Adji Sarr kenn àggul ci moom kenn defu ko lenn ndax ñaari docteurs yi nga xam ne ñoom rek ñoo nekk ci biir dossier bi nee nañu que dara jotu ko te dossier yi ngay gis nii Ousmane Sonko du mës a demander contre expertise parce que ñaari docteurs yépp dañoo ànd ak moom ne deful dara bu ñu dee dañ ko waxoon dafa def dara te deful dara boobaa mun na demander contre expertise mais dossier bi di ngeen gis ne ku du am contre expertise parce que jaru ko parce que docteurs yi ñoo ko njëkk a setal xale bu jigéen bi nga xam ne moom lañ defal test bi ba mu positif war nañu xam ban xale bu jigéen la ñaari avocat yi nga xam ne ñu ngi jiiñaante seen biir ne kii moo ko bind war nañu élucider foofu xam kan moo ko bind waa jooju nga xam ne moo ko fa ñëwoon jël si tamit rôle bi mu ci joué dëggantaan war nañ ko mën a xam kon en réalité lii fu mu nee nii dañ doon def lii pour faagaagal benn nit waaye finalement seen kaw la këpp te moom moo tax fu mu toll nii ils font tout pour jéem a xool naka la ñuy retarder audience su en fait procès bi te buñ ci eggee rek question yi ma évoqué nii bés buñ ko juge bi nga xam ne mooy nekk en charge du dossier évoqué rek dossier bi ci classé ko la ñu jëm wala boog ñu dëgër bopp dem tribunal te buñ demee tribunal Ousmane Sonko dafay gagné bu leer incha allahu rabi ndaxte dossier bi am na léegi firnde lu leer ne que dara newu ci que Adji Sarr
dafa monter affaire bi de toute pièce maanaam dañ ko jouer le rôle bu nga xam ne moom sax xamul naka lay def ba génn ci loolay dëgg. léegi nag moom gis nañ ko ci affaire Miss Sénégal bi mu ciy wax wane kanamam bi rek comme ni ñu koy waxee waaye moom li ko dal ak li dal Maître El Hadji Diouf mooy que li tubaab di wax naan soulager sa conscience maanaam boo amee loo def léeg-léeg sa conscience moo lu dul bàyyi noonu faw nga jéem a def leen lu nga xam ne da nga koy jéem a pour ñu jéem a maanaam raxas loolu nga def loolee ndax Maître El Hadji Diouf am na lu ñu ko fi jiiñoon Françoise Hélène Gaye bëri na fi ay femmes yu nga xam ne moom ñu ngi fii loolu di leen dal ci dëggantaan te waxu ci musu ci wax ba nekk ba seen codage boobu pour jàppale Adji Sarr la et non les femmes réellement victimes kon bu du fekkente ne woon Adji Sarr jotewuloon ak ku ñu naan Ousmane Sonko est-ce que moom dana ci wax kon on voit toute la dimension politique de cette affaire fii la nag justice war a sortir par la grande porte ne leen hey ñun ba ñuy jàng yéen du yéen yaa leen ñu yóbbu ñu jàngi ba ñuy ñefe di am sañuy diplôme ba doon ay magistrat du yéen yaa leen tax ñu am lu ñu am tey doon leen ñu yëpp ndax pouvoir judiciaire pouvoir la au même titre que pouvoir exécutif ak législatif bi kon ñun war nañoo mën a taxawaay bu nga xam ne taxawaay bu respectable la dire tout simplement le droit tout simplement kon may dalal xelu sénégalais yépp di leen wax naan Ousmane Sonko bi de saay-saay de doon na jéem a yàq deram waaye nag ndéem yàlla du àndax ku nga xam ne def katu lu bon la tôt ou tard de dëgg mooy feeñ te dëgg moo feeñ ñi kon alhamdulilah ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di leen wax nag ngeen delluwaat ci dossier yi PV yi ndax yu baax la ngeen liiraat ko di ngeen gën a gis li mu leen wax ni bu baax di ngeen comprendre que ñii dañoo bëggoon caaxaane xelu sénégalais yi waaye nag dëgg mooy mujj fu ne ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay ba beneen yoon.